jafandul tuma yaboti la ñaanal iyo yaay nakareru bala piki no bin yaay ramatu de kina wando dong warulu tontu asalaamaaleykum suñu mbokk internet sans limite kontaan saa su di ànd ak yéen ci seen i différentes émissions comme ni ma koy faral di waxee dellusiwaat nañ kër suñu papa Père Gaston kër gi nag daanaka ñu ngi koy bëgg a miin ndax à l'espace d'une semaine ñu daal di fiy ñëw ngir def ak moom seq ak moom waxtaan ndax xam ngeen ni dimanche bii passé mi ngi doon tëgg làmb ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène ak Bombardier donc dinañ waxtaan du ñàkk ci loolu mais balaa ñuy sori ci waxtaan bi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yu sans limite ñu ñëw ci yaatal bi Père maa ngi lay nuyu di la ziar. waaye maa ngi lay fay Ouzin sans limite Ousseynou sax lay wax man ndax Ouzin bi dafa gàtt trop maa ngi lay fay di nuyu waa sans limite yëpp effectivement bariwu leen fi tànk fi seen kër la waaye leen neexee man ngeen a ñëw fekke lépp rek na ñuy waxtaanee yoon rek ak di teg lépp ci yoon donc maa ngi nuyu seen internautes yëpp di nuyu Sénégal yëpp te doo nuyuwaat waa Njang waaw kon maa ngi nuyu waa Louga ndax Louga nga Njang ci Louga la bokk donc kon ñu ngi lay comme yow da kooku njaamur yëpp a bëgg seen gox. waaw dëgg la kontaan naa ci lool maa ngi nuyu waa Njang. dëgg la waa Njang. maag Ouzin ñu ngi leen di nuyu. waaw macha allah day wax naa li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw ñu ne ay njaamur lañ fier de l'être alors bon xam naa nag bu ñu lay laaj ci làmb ji passé ci ban analyse nga si def boo toogaatee di amaat regard ci làmb ji passé bi nga tëggoon. waaw mais comme d'habitude làmb ji ma def man ni mu dikkee rek lañ koy xoolee analyse bu positif laa ci def kontaan ci parce que tey même ñi ñëwul ci làmb ji ñëpp a kontaan àddina yëpp kontaan nañ ci ñi nga xam ne bokk nekk nañ de bonne foi ñi nga xam ne yéene nañu ñëpp jàmm nit ñu baax ñëpp kontaan nañ ci c'est que nag Sénégal moom léeg-léeg nga gis nag ñoo xam ni tey soo leen ubbi loon àjjana sax duñu kontaan il faut ñu wut lu ñu critiquer li tax ñuy bàyyi Gaston amee caabi ji ba koy ubbi te keneen joxu noonu ko ñun ñu ubbi ko di ngeen tey ak jonganteeg yooyu dañ ko tàmm donc mais kontaan naa ci trop l'essentiel comme sénégalais yi kontaan na rek ak faay bu mën a am it Sénégal c'est un éternel recommencement. mais est-ce que gisoon tamit peut-être dafa war a nekk débat d'idée xëy na ñoom dañuy wax seen gis-gis par rapport ak ni ñu jàppee lamb ji pay-per-view ak yenn mbir yi est-ce que nekkuñu dañu ngeen war a toog autour d'une table peut-être discuter ci. non du ma ci toog ak kenn parce que bi may tëgg sama lamb tooguma autour d'une table kenn cotisé wul comme kenn cotisé wul. man maa jël samay risque pour quelle raison may toog ak ñoom man maay seet li nga xam ni man na ma rapport apportel li nga xam ni man na ma fexe ba li ma dugal. génn mais ñoo xam ne dañu nekk rek pour yàq du ma toog ak ñoom pour ñu may wax ñoom ñëpp ku ci ne profité nga ci œuvre Gaston Production depuis 92 muy télé yeeg yëpp ku ci ne profité nga ci samay œuvre yoo xam ne maa ko moom ñu profité ci daan ci liggéey ba léegi yëf yi neex ñu bëgg ni Gaston génnal fee wala d'ailleurs da commencé noonu ku ne tëgg nga fi lamb bàyyi daw télévision ñëpp ñu bëri tëgg nañ làmb daw tey sama rakk yee fi des ak sama jarbaat yi ñoo fi des di góorgóorlu man wax ji may wax man rek taxul moom ma koy wax mais ñoom laay gën a défendre ale sax xuloo yi may xuloo ni ñoom ñoo ko moom ñoom lay défendre donc intérêt promoteur yi ngay défendre voilà ñoom lay défendre du ma toog rek fekk ñoo xam ni seen intérêt personnel dañuy am seen émission bopp ci benn télé jaambur nga xam ni seen yoon nekku ca télé ba ñu ciy jaay samay œuvre man di ci wuti sponsor ci loo xam ne man maa ko moom man waxuma ci dara ba pare ca benn fay rek soo amee ca sax du fay ñu teg bëgg ma signe comme lu kenn xamul. il faut qu'on soit gentleman dans ce pays. yéen nit jàmm nit ki mënoo di tedd ci œuvre am fii communicateur traditionnel amul woon sax bu jëkk ñoom Ablaye Naar fi nekkoon. ak ñoom El Hadj Mansour. ñu nekk ay Moustapha Ndiaye ñu nekk nit ñu yiw ñu daan defar nekk ay éducateur mais tey réew mi dafa tas. ku jekku benn micro rek comme accès ci micro da ngay def lu la neex wax c'est pas comme ça te micro yi ni am accès moomuñu ko moomaanul ko suñu ko moomoon sax amul droit di ci wax lu leen neex mais bon bu dee Bécaye Mbaye par exemple quoi bu dee Bécaye suñu papa Bécaye Mbaye ni mu waxee est-ce que bu mu paree émission bi peut-être woo ko téléphone non jamais parce que avant muy wax daf ma woo 10 minutes avant muy wax daf ma woo ba ma expliqué ba mu ne ma grand wax nga dëgg amul problème ñoo far boobu da nga ko wax conditions yi quoi. non conditions yi xam nañ ko man ay
ay contrat la signé ak télévision xam nañ ni warul la génn dafa bëggoon a génn ci seen soi-disant émission boobu L'Oeil du Tigre xaw ma loolu déjà sax moom ko. mais li ma jaaxal mooy bu dee yéen ñaar waxtaanee ngeen ko ngeen signé ko ci télé bi moom xam na contrat bi li si nekk. léegi lan moo tax moom muy génn si presse bi wala lan moo tax muy def émission di ko ñaawlu. non parce que. bu dee juboo ngeen ba pare kay. jaratul ñaawlu xanaa wala danoo bon danoo yàq ay yàqkat lañu c'est-à-dire que il se croit tout permis nekk ay donneur de leçon yoo xam ne kenn moo ko lu ci sa leçon. bëgg a nekk ay donneur de leçon dañuy jox yi leçon ba koy jox président Macky Sall ba koy jox ku ne te pourtant moom. fii élection yi rek dafa amoon parti bu mu demoon ca Abibou Soumaré yekk na fi lu ne kii dañuy c'est des prostituées dañuy wër rek dañuy taxawaalu seen intérêt bopp rek la ñuy seet ñu leneen. mais gis nga attitude bi le président Macky Sall jël nga xam ne du wax mën nañ ko yekk lu ne du tontu man du ma jël booba man ku ma wax ma tontu la parce que man wutuma nekk président wutuma nekk ministre du ma dara je me suis fait tout seul ku wax ak man ma tontu la man nañu nag di defanteeg autorité bi faale wuñu leen duñ leen topp ñu defe ni dara lañu wala nit ñi fonk leen nan jël référence ci El Hadj Mansour Mbaye El Hadj Mansour am na ci ay communicateurs yu bëri yoo xam ni ñu ngi ci ginnaawam nekk ay xale yu ndaw ay genre Garmi yi ay genre Sall bi ay genre Lamine Thiam Dogo ñu ngi fii pourtant Thierno Ndiaye mais ñu ngi fii doo leen dégg mukk ñu wax ju déplacé affaire boobu bi mu amee même de la TFM bi mu commencé teg ci làmb ji bi ma wooyee Birane Ndour dafa taal otom dem ba foofu ni Malick Thiandoum teggi leen lii parce que amuñu ci droit nekkul ci contrat bi Malick Thiandoum jël micro bi avec grandeur excusé wu baalu ak et tout ça ñu arrêté ñu continuer ci yeneen image mais loolu lu ko gën a noppale mais taxaw di xeexaan nit ki ay dégg nga. mais moom man pardon. vas-y man danaa wax El Hadj Ndiaye xaw ma ci kër gi laa bokk nan arrêté lii parce que ñi am ban njariñ la leen amal ban njariñ la leen amal ñoom xam nañ ko. njariñ li ma amee xam nañ ko moo tax ñu doon tëgg làmb man li ma amee xam naa ko te dama ko protéger œuvre yi ñuy teg ci làmb ji yëpp depuis 92 2 yi man maa ko moom su ma neexoon kenn du ko teg. léegi moom. ba nañu gis itam mi ngi fa woon ci événement bi Bantamba TV mi ngi fa woon. ma nga foon ak ñetti caméra contrat moo leen boole foofu wala da contrat moral la wala. non amuma ak moom contrat dañ leen a boot 2S leen bootoon. ah d'accord si turu 2S lañu ñëwee woon ci événement ci turu 2S ci loolu dootul am c'est fini jeex na. lu tax. parce que moo ma neex maa moom sama yëf. mais bu dee signé contrat yaa 2S ba pare. non 2S xam nga li tax man mosuma nangoo signé contrat continu. man par lamb laay signé contrat. ah par lamb. par lamb rek laay signé contrat heureusement. man dama yàgg ci métier bi du ma signé kenn continuellement par combat suñu paree analyser c'est ndax war noo signé war noo signé moom mosuma signé ñoom 2S la signé ñu bootoon leen man nag du ma boot nit mu may mooy mat su ma naree matt ma teggi la teg la fële dootoo dugg sama yëf man kenn du ma mat. d'accord léegi bu dee lamb ji côté public ñenn ñi nii ba sànq sax ñu seetaan benn vidéo Alioune Sarr bi ñu koy wax Sensei te mu nekk moom tamit 2STV mu ni pay-per-view dafay yàq lamb bu continuer public bi doon ñëw xale yu ndaw yi dañuy am problème pour dugg ci stade bi. waaw gis-gisam la. gis-gisam la su koy yàq. mais man lamb dafa ma daan yàq man lor ma. ci naka. yàq may perte sama alal di tayle samay kër di perte sama alal. ñu lay topp nga xaali Babacar Fa Mbodj xaali Fa Mbodj di la jay di la jël loo fasu yaabir ca duna la ko gumi kenn daawul la ci fekk di wax kenn daawul wax su pay-per-view di yàq lamb ma ngay defar promoteur danoo bëgg daal promoteur bi yàqu man doo ma nangoo te kenn yàq ma amateur bi nag am na ci wàll non amateur bi am na ci wàll moi je respecte trop les amateurs d'ailleurs mais amateur bi na xam na nu ñuy duggee ci pay-per-view pay-per-view yomb na yombul tey sunu doom yi xale yu ndaw yi sax dañu maîtriser portable te pay-per-view ñoom ñëpp dañu ko maîtriser ji pay-per-view c'est mondial boxe yëre ngay gis ñuy fay boxeurs yi ay milliards parce que pay-per-view moo tax football kat yii nga gis ñu leen di fay pay-per-view ak digital moo tax léegi on est à l'ère du digital du numérique tey chef d'état yi sax suñuy réunion ci digital la ñuy réunion yi nit ñi danañ ko tàmm danañ ko jàng danañ ko mokkal ñun danañ ci def lépp lu nu man pour ñëpp maîtriser leen ci war a def ba nga xam ne ñëpp danañ ko xam mais dootu ko jël sànni ci mbedd mi mais est-ce que préparé nañ Sénégalais yi à ce que ñu adapté aussi si univers boobu ñoo ciy préparé seen bopp
Sénégalais yi lu mu bëgg a xam-xam ko ndegam suñu doom yi xale yu ndaw yi ñoom maîtriser portable. Sénégalais lu mu bëgg a xam-xam ko yow loo bëgg a xam ci kii bi xam ko. dañu leen won yoon wi dañu wax yëpp dana ci léegi defe naa ni. que diaspora bi presque ñëpp xam nañ ko. d'accord kon pay-per-view fay na la si lamb ji macha allah. man day du ma ko bàyyi. xaw ma fay ñam naa ko neex na. waaw du ma ko bàyyi man. tey su arrangé wul. su arrangé wul quelque amateur. ñoom la arrangé wul nañ jéem a fexe nu intégré. loolu mais man du ma ko bàyyi. parce que ba ma toppee billet lamb rek. da ngay tëgg làmb ba làmb jee tas doo jaay lu fay reliquat benn mbër nga bëgg ma toppee noonu alors dañuy gis ni si pay-per-view yi dañuy gis ay réseau câble yi gars yi nga xam ñooy xëccal gars yi ay canal ak bëgg nga def publicité dañuy gis ni si sa pay-per-view yi dañ siy profité jënd benn code diffuser ko quartier bi yëpp loolu yan méthode la si wala yan yooyu koy jóg nañ ci damay xool nii dagg nañ ci plus de 800 code ay site dagg nañ ci 800 fii ñu toll fi may wax ak yow nii. dañ leen ko signalé wala. dañ leen yëpp mais ñun da nga defe dañuy def perdu rek pour xool nii. tout est contrôlé lépp la ñuy gis. lu ñu gis yónnee avertissement dagg la. le 4 avril daaw. am na ñu daggoon ba léegi ñu ngi leen tëj seen tëj na. mais baal leen nag père. du ma baal kenn te bu ma ko waxati wala nga jóg dem kenn la baalu. parce que ban may rey mosoo fee ñëw. ak li ngay dëkk njàng yëpp. ni ma mat sa waaw. ak liggéey dikk njëg yëpp alors léegi ci côté lamb ji bu ñu ñëwee si lamb ji Eumeu Sène ñëw na def noonu def indi mbooloo yooyu Bombardier toujours même problème la problème bi ci Bombardier la moom la ak waa Mbour wala Mbour yi waa Mbour waaye ñoo ko nangul jàppale noo ko gisee daal diggante supporter ku nanguwul a jàppale sa mbokk de tegoo ko fenn ku nanguwul a gis nga pay-per-view bi ngay wax gis nga lettre bi samay partenaire ama ko bind nii tey ci suba mi ngi nii réclamation de droit d'auteur mi ngi nii yëpp mi ngi nii. mën naa ko lire wala. waaw mi ngi nii dama doon génne kay. d'accord dama doon génne kay ñu nu dagg ñëpp mi ngi ci. daa may turu kii site ak yooyu. site yi yëpp a ngi ci kay moom laa doon jéem a génne nii site yëpp a ngi ci. de toute façon kon nel wax ji. d'accord en attendant muy génnee ñu xool ñi nga xamante ni ñoom voilà jot nañ ay réclamation ndax moom d'ailleurs sax waxoon na ko ci avant lamb ji waxoon na heure bi nga xamante ni moom la ñu war a am droit wu diffuser li nga xamante ni moom mooy lamb ji. ba léegi yéen a ngi ci seen émission la rencontre avec ñu toog fii nga xamante ni mooy kër Père Gaston Mbengue donc en attendant muy génnee li nga xamante ni daf mel ne baax na c'est bon. réclamation ki liste bi la jotagul. jamono rek d'accord xoolal ñu ngi nii lii lépp liste bi la. lii lépp liste la lii lépp mi ngi nii lii yëpp ay lettres la depuis dimanche moom la ñuy génnee. yëpp mi ngi nii yëpp ay site yu nu dagg ñu ngi nii yëpp yu nu dagg la. te seen i signal ak yooyu yëpp ñu ngi waaw yëpp yu nu dagg la bari na. parce que dañoo gaaw a dugal. non ku ciy def même bi làmb ji tase ñu doon teg yëpp dagg nañ leen. waaw parce que ñun bi lamb ji jeexee ñu ngi woon kër Eumeu mais ba léegi suñu vidéo ñun dugaluñ ko ñun par exemple. parce que ñemewuñu woon dugal. su ngeen ko dugaloon dégg gis buy. parce que suñu DG woo naa téléphone bi ma xëy si ma ne ko la moo tax dugaloo lamb bi mu ne noo wóorul. ah moo de kooku borom xam-xam la. gis nga ñii de maa la ko wan nga gis ko. waaw. léegi. ku mu neex na mën ngaa sàcc. parce que li ngeen loolu sàcc la ñëw ci lambu jàmbur. ak di ko diffuser di maye di sàcc la. un voleur est un voleur. il faut l'appeler comme tel. voilà. alors léegi lamb ji yaa ngi doon wax sànq si affaire Bombardier yi léegi yow ndax loolu daf lay motiver à ce que nga tëggalaat yeneen combat wala. mais Bombardier li ñuy wax waa Mbour. vraiment joué wuñu net. pourtant Bombardier defal na leen lu ne Bombardier li mu war a def ci lamb ji def na ko Bombardier slogan mooy guddi guddi Mbour. defal na leen lu ne jaay na leen et tout ça mais fayuñu ko bor bi kooku nag du sama débat man. c'est pas mon problème man je ne suis pas de Mbour. mais pare nga pour tëggalaat ko beneen. non man pare naa pour tëggal ñëpp. mais kenn mënu ma wax loo wala pousser ma ba ma wax ni lii mooy am. man ci làmb ji laa nekk génnuma ci. képp kuy takk ngeeb rek pare naa pour tëgg la. li ci yàlla ku ci yàlla jàppale ku ci yàlla teg ñu tëgg la man Gaston production mënul dara. fii ku yàlla dimbali rek fi nekk ku yàlla jàppale fi nekk. mais gisoon ni site yi bu ñu xawoon a ñëwaale si làmb ji dina xaw am tuuti xorom. kon du am xorom parce que benn site du ñëw. man damay liggéey ci li may def xam naa ko maa leen mag mën naa leen a jur et puis xam naa sama liggéey. du yéen a ma koy jàngal. kenn mënul la fexe ba nu dellu si. je préfère bàyyi làmb ji ñëpp yem ci. léegi yow promoteurs yi sa rakk yi sa jarbaada bu ñu la toppee ci logique bi
site yi nga xam ne dañuy yëngu ci làmb du ñu am tuuti jafe-jafe nga yaakaar. làmb ji dafa xaw a da ngeen a bëgg a dundee yëngu ci sàcc. ak jël yëfu jàmbur. sàcc ak jël yëfu jàmbur loolu ngeen bëgg di dund ci yëfu jàmbur. pour lor jàmbur bi. mais c'est donner l'information. non ban donner l'information. droit à l'information matul 30 secondes. droit à l'information est-ce que jàng nga ci ban dem nga. wala non jàng naa j'ai fait les bancs jàng naa. non jàng nga journalisme bi laa wax. waaw jàng naa journalisme waaw. droit à l'information passewul 30 secondes. waaw d'accord léegi en fait fi ma lay laajee ba léegi si côté lamb ji mooy ki nga xamante ni mooy le 7 août bi ci la Balla Gaye di bëre ak ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux. ndax mën nañ xaar soit ay xale yoo xam ne dañu am public bootu ci làmb yooyu pour mën a stade bi gën a mën a fees daal. ambiance bi gën a mën a Balla Gaye moom xam nga ñu ngi wax Balla Gaye. Gaston li tax mu koy jox ñeenti avance parce que Balla Gaye vend. Balla Gaye est un produit qui vend. le nom quoi déjà. Balla Gaye est un bon produit. gis nga ko bërki démb 1er janvier. Balla Gaye est un bon produit. Gris Bordeaux est un très bon produit. Fass mooy dellu si waat Fass Ndakaaru ci la ñuy soog di amewaat un grand combat. Gris Bordeaux du Tigre ba kooku c'est un combat boo xam ni combat Guédiawaye la ak Fass ñoom ñooy jaay seen bopp. du répétition à la limite seen combat bi. ñu répétition amul woon peut-être ñenn ñi njortoon ni est-ce du neex comme ni mu neexewaat. yow yaa ngi nii jël ma bërki démb yaa ngi nii di ma jëlaat di répété nga bañ ko def répétition. père nag père man père loo jaal ma père boo koy def booy def ak moom boo seqee moom waxtaan boo amul tuuti bopp tuuti sax da lay éliminer si da lay dominer quoi man su may ñëw sax dañ naa ma moytul père da lay dominer. ah dominer wu ma am na noo koy bàyyi da lay dominer. ah d'accord alors léegi bu ñu tey moom làmb kese la ñuy waxtaan ndax xam naa ne émission yi sax dañ koy xaw a gàttal tuuti ndax instant yi dafa ma commencé waaxu te dara xewagul xam nga léegi ndax ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène keroog gis nga jël bu rëy bi mu daan bett ñëpp en tant que amateur ah ndax macha allah 92 ak léegi du tey du ay bés en tant que amateur boo doon analyser combat boobu naka nga koy analyser. non que c'était un grand combat que Bombardier ñëw na pour bëre si. Eumeu Sène ñëw pour bëre si ce jour-là Eumeu Sène était bien prêt. man bi ma duggee ci géew bi ba gis leen. néew ma ni may daan de mais xam naa ni Eumeu prêt woon na. prêt woon na trop combat bi. yàlla may na ko ndam. ñu koy féliciter di encourager Bombardier mais Eumeu est un très grand champion. digganteem ak Balla Gaye donc mën nañ jort ni xëy na. kooku ce sera l'apothéose. Eumeu Sène Balla Gaye. suñ demul ndànk sax ma def billet 1 million. père nga ne. loolu nga bëgg a TikTok. ka xam nga ne sa vidéo da leen TikTok ba rek de suñu émission am na lu ma si dagg dugal naa ko TikTok de. loolu nga bëgg a TikTok xam naa su ma la xañ nombre de vues tam nga fayee ko ma. waaw 15000 vues la ba saa. waaw jëlal sa wërsëg la. waaw looloo tax. mais TikTok bu fayee ko kon kay ngeen xam ne waru leen a mere yéen a ngi dund sooy dund ci sooy voyagé ci wërsëgu jàmm da nga koy gërëm. yéen a ngi voyagé ci wërsëgu Gaston Production gërëm leen ko yaa ko wax 15000 vues ci ay loo xam ne yow sa dërëm demu ci ñëw rek ci yëf yi mais TikTok fayagul nag de bu commencé fay moom amul problème. waaw d'accord mais dana fay dana fay moo tax ngeen ci rey seen bopp 15000 vues nga am 15000 quand même mën naa ko woon après sax ca tey da nga amaat parce que su ma nee Balla Gaye bon TikTok loolu kii la rek dama ko bëgg a may buzz quoi 1 million la dina ñëwee naa fayu 1 million dugalal loolu waaw laa xam dugal incha allah en tout cas kontaan nañu bëgguñu la fi téelu yàgg ndax ñu ngi la fekk macha allah nga am gan di waxtaan ñu daggal la ko ñi kontaan vraiment quand même si disponibilité ndax mënoon nañ ñëw nga ni voilà dama ñàkk mais dañ la woo rek quand même nga décroché loolu nag malgré tout dañ la si gërëm bu baax on est ensemble dans la légalité ndax vous n'êtes pas n'importe qui quand même non tant que légalité mi ngi am on est ensemble. man bañu ma leen dara samay doom ngeen. samay jarbaat ngeen. éditeurs yi ak ñëpp journaliste samay xarit lañu. mais nag dëgg fu mu jotee. nan koy nangoo wax. ci nit ku baax day accepté ñu koy wax dëgg man dama accepté ñu may critiquer. man ku ma wax dëgg ma xam ko. gis nga Gaston Mbengue. man nan ko waxal lu ne. man nan ko waxal lu ne mais man du ma tooñ kenn. man naa xuloo nag 1000 fois mais du ma ci tooñ benn yoon. nit bis nee na. ci benn plateau bu ma invité woon ñu ubbi antenne bi ñu ni Gaston man dama koy baalu àq parce que vraiment ci fi ma ko tegoon ak fi mu nekk Gaston daal soo ko jegee da nga ko bëgg mais soo ko soree bañ ko waaw mais man yéenuma kenn lu bon mais nag lépp lu ñuy defante rek nan ko teg ci yoon suñ ko tegee ci yoon teg ko ci légalité bañ a seet sa intérêt rek pour ni naan noyé Gaston
Gaston du nangu lool. kontaan nañ looy tëjee di jox rendez-vous. waaw kontaan ci yéen mais semaine bi nag ma may waay bañ ma noppalu tuuti parce que ñëw nga bërki démb ñëwaat nga tey bu ñëw ginnaaw suba. non naa pause damay pause dinaa pause bu mu deeree benn 1 mois wala 2 mois incha allah. bul wax rek ni man njag laa dëkk lu ma neex lay def. di ko jaaral ci affaire famille ah. voilà en tout cas ça a été un plaisir quand même de vous servir Thiom sama xarit moo nekkoon ci caméra bi ak montage bi. Ouzin moo nekkoon ci présentation bi jaajëf. jërëjëf. jafandul tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru balaw piki piki no bin yaay